dara dootu leen ëmp ci seen wàllu wér-gu-yaram. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales, un médecin sera à votre disposition. Allô docteur. talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5. Allô docteur ngeen ànd ci ak Val d'Afrique. Ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission Allô docteur talaata ji bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Marie Rosalie Ndiaye dina dalal professeur Abdou Salam Fall ñu dénk ko nag lépp luy wàllu gëstu ci université yi mu jëm ci wàllu sociologie moom tamit moo yor coordination lépp luy laboratoire mu jëm ci transformation économique et sociale thème bi ñu andi nag mooy les enjeux sociologiques de la pandémie de Covid-19 maanaam ci wàllu xel ak doomu aadama ak taxawaayam ak nekkinam ci pandémie bi di Covid-19 di ngeen ci mën bokk seen woote ci 33 825 18 30 ak professeur Abdou Salam Fall Marie Rosalie Ndiaye ci Sud FM seen rajo bu ko kenn wutee. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la santé? Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allô docteur. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm ci seen émission Allô docteur professeur Abdou Salam Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Marie Rosalie. tey nag yow yaay suñu invité professeur Abdou Salam Fall may xamal auditeurs yi ne yow nekk nga directeur de recherche des universités en sociologie jiite tamit laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales nekk membre académie nationale des sciences professeur Sall tey ñuy waxtaanee ay gëstu yoo xam ne dafa laal mbas mi ñu koy wax ci tubaab résultats socio-anthropologiques sur impact de la Covid-19 mu laal secteur yu bëri dama lay bàyyi nga nuyoonteeg auditeurs yi ba pare. voilà maa ngi lay gërëm di ci invitation bi di kontaan participer ci émission bi ndax émission bi moom dafa am solo trop sénégalais yi dañ koy déglu man ci laa bokk donc am naa ci beaucoup d'enthousiasme ñëw ci fekk participer ci émission bi. Professeur ñuy waxtaanee loo xam ne dafa laal wàllu socio-anthropologie large na diis na tubaab la tamit naka nga koy firee ci wolof. maanaam bu ñuy gëstu ak di jàngale dafay am fànn boo xam ne moom la ñu tuddee socio-anthropologie maanaam li nga xam ni noonu la askan bi nekkee nit ñi ni ñuy duggante ci seen wàllum aada ci seen cosaan ak seen nekkin loolu mooy socio-anthropologie la ci maintenant mën nañ ko appliquer ci santé xool ci biir santé aussi xam nga santé moom dafa yaatu. waaw am na ci ñuy faj mais am na ñuy topp maladie di xool nu ñuy topp professionnel di xool nu ñuy liggéeyee ak ñi nga xam ne dañuy seet société bi nan lay jëlee en charge mbirum paj ak nu mu ci réagir nan la ci xalaatee ak lan moo ci ay attentes ak bëgg-bëggam. ak it nan lay accepter lenn lii wala leneen. waaw ngeen def ci gëstu yu rëy a rëy yoo xam ne dafa laal pàcc yu am solo ci suñu société mu laal pàccu secteur culturel femmes sénégalaises rurales petite et moyenne entreprise daal aussi acteurs religieux yi gëstu boobu ci ban contexte ngeen ko def ak lan ngeen ci doon séntu ci njeexital. waaw xam nga Covid-19 moom dafa nekk pandémie bu doy waar bu bees ci ñëpp. moo tax lépp lu ñuy gëstu dañ ci jël benn fànn ñu dugal ci mbirum pandémie bi ndax situation bu exceptionnelle la mais li ci ëpp solo mooy bi nga xam ni pandémie bi développé na ci pays bi ci réew mi ministère enseignement supérieur de la recherche dafa initier lu ñuy wax observatoire pour seet di topp mbirum Covid bi pour jàng ci fànn boobu bu ñu toogee ñun ñëpp suñu biir li nga xam ne moom mooy impact Covid bi diñ ma ñaanoon pour man ma féetewoo ko di ko topp maanaam lépp loo xam ne diñ ciy gëstu ci impact Covid bi ma koy topp pour yeneen universitaires yi ciy liggéey wala yeneen chercheurs yi ciy gëstu loolu nekk loo xam ne diñ koy mën coordonner mu am solo donc loolu moo tax
ñun ci suñu laboratoire ñu spécialisé wu ci li nga xam ne mooy étude d'impact Covid bi maanaam Covid bi nan lay amee ay conséquences ci suñu vie en société nan lay amee conséquences ci suñu doxalin nan lay amee ay conséquences ci suñu gis-gis ak suñu xalaatin donc loolu ñu koy topp nag ci fànn bu nekk lépp lu ñuy gëstu rek dañ ciy dugalaale benn volet Covid impact Covid. moo tax nga comme ni nga wax léegi bi mbir mi dooree ñu am étude bu rëy bi ñu doon def ci zone rurale ci biir Sénégal ñu jël région Kolda ak région Kaolack ñu amal fa gëstu ci jamono boobu nag mënatuñu woon génn suñu bureau yi dañu utiliser téléphone ñu def enquête téléphonique loolu aussi ci innovation yi la ndax ñun habituellement suñu gëstu yi ci ëpp dañuy dem sur le terrain rencontrer acteurs yi waxtaan ak ñoom gëstu seen doxalin ak seen nekkin mais comme confinement bi amoon na jamono boobu yàlla defoon na ni suñu enquête yëpp dañuy amaale numéro téléphone dañuy laaj nit ñi ñu jox ñu seen numéro téléphone ndax léeg-léeg ñu laaj leen dara ñu dem ba di ko exploiter gis ni am na lu ñu leerul ñu mën wax ak ñoom comme am nañu nag seen numéro téléphone ñu defoon gëstu boobu ci interroger nañ ci daal lu mat 3003 femmes yoo xam ni ci zone rurale Kaffrine Kaolack ak Kolda li ñu soxee ko ñu dem ba seen ci maanaam wax ak ñoom ci téléphone gëstu ba ñoom tamit ñu laabee ñu biir ba ñu mën def gëstu bi pour xool ñoom Covid bi nan liñ koy vivre. waaw gëstu boobu ngeen def ci lu toll ci ñetti junni ak ñetti jigéen yoo xam ne ñu ngi ci monde rural particulièrement Kaolack ak Kolda ci ban diir ngeen ko def balaa ñuy ñëw ci li ngeen jëlee ci gëstu boobu ci résultat yi ban période ba ban période ngeen ko def. maanaam daal di duré nañ ñaari weer yoo xam ne dañuy toog di wax ak ñoom ci téléphone te ñu nit xawoon nañu bare maanaam 15 personnes. ñoom li ñu mobiliser woon ñuy def gëstu boobu. ci 2020. waaw jigéen yooyu ba ngeen waxtaanee ak ñoom ba pare pour xam naka la ñu dundee Covid bi lan la yokk wala lan la wàññi ci seen dund lu ñuy wax impact lan lañ ci mën a jëlee comme résultat. waaw li ci gën fës mooy ni ci jamono boobu ci avril 2020 ak mai. gisoon nañ ni ñi nekkoon ci milieu rural yi ci dëkku kaw yi ñoom ñi ci ëpp doon nañu respecter mesures barrières yi te loolu ñun sax daf ci xawoon jaaxal parce que boo jóge woon ci Dakar boo nekkee Dakar da ngay gis ni nit ñi dañu xaw faagaagal loolu mais nga gis ni foofu seen nekkin boo seetloo comme enquête bi ci ay jigéen la concerné woon da ngay seet ni da ngay gis ni ñoom lépp lu ñuy doxal bu ñuy liggéey bu ñuy changer jóge ci togg bi dem ci póot mi jóge ci póot mi dem ci nàngam ci xale yi jëm ci jóge ci nàngam dem ci leneen toujours di ñuy raxasu di ñuy raxas seen loxo di ñuy raxasoog saabu loolu habitude la woon déjà ci ñoom fekkee ne di ñuy dégg docteur yi di leen wax day leen raxasu ak saabu fu ngeen toll ñu gis ni bi ñu defee enquête bi ñi nga xam danañu raxasu juróomi yoon ak lu ëpp ñoo gën ñoo ëpp donc loolu nekkoon na aussi loo xam ni point de satisfaction la woon bu ñu gisoon ci ñoom li ñu doon doxalee beneen bi nag mooy xam nga bi ñu laata def enquête bi li jiitu loolu ñun enquêtoon nañu ci milieu boobu moo taxoon ñu amoon seen numéro téléphone ñu comparer bi Covid bi duggee ndax ci wàllum xiif lan la jur ñu gis nag ni maanaam daal boo jëlee bu doon ni benn moo doon xiif ci Covid bi ñett ñooy xiif maanaam c'est passé du simple au triple te xiif bi day nekk xiif bu sévère maanaam ñàkkum lekk dina doon na fa manifesté bu baax ñu gis ni donc Covid bi accentué na situation de précarité boobu nga xam ne amoon na ci ñaari région yooyu
te loolu dafay firnde ni Covid bi indi na ay jafe-jafe. beneen laaj bi moo doon ndax ñoom seen bien-être maanaam seen nekkin ndax danañu féex ndax danañu gis seen bopp ndax danañu seen xol dina laab ndax ñoom gis nañ seen bopp daal. ci seen nekkin. am nañu bien-être. ndax am nañu bien-être ñu gis nag ni bien-être bi aussi dégradé wu na bu baax a baax ci jigéen ñi waaw ci fànn yoo ko jël nag boo leen laajee dinañ la wax seen digganteeg seen borom kër seen digganteeg seen ay. njaboot seen digganteeg seen environnement. ak it yenn forme de violence yi doon am. ci yenn espace yi donte nag ni violence bi ci milieu urbain bi la ëppee woon ndax foofu xam nga espace yi dafa yaatu même bu amee confinement nit ñi danañ am cour bu yaatu boo xam ne danañ fa nekk wala demanteeg diggante bu fekkee ne wàññeeku na aussi du tere effectivement nga gis ni daal forme de violence yi milieu urbain bi la ëppee woon que milieu rural mais il n'empêche que boo xoolee globalement bien-être bi kii woon dégradé woon na daal bu baax. ci jigéen ñi. ci jigéen ñi surtout la. waaw bu weesoo gëstu bi nga xam ne def ngeen ko ci jigéen ñi ci milieu rural Kolda ak Kaolack est-ce que am na yeneen secteur yoo xam ne recherche yi daf ci accentué wu. waaw parce que comme ñun dañuy coordonner plusieurs études. amoon na aussi beneen étude boo xam ne suñuy collègues yi ñoo ko doon initier jëmale ko ci impact famille ndax Covid bi nan la impacté ci relation familiale yi ak ci vécu ci biir famille yi loolu aussi gëstu la bu ñu amal ci 5 régions ci Sénégal te loolu concerné touché woon na jusqu'à 700 personnes yoo xam ne dañuy xool ci seen ñoo xam ni chef de ménage lañu wala membre ci kër gi lañu bokk ndax nan la ñuy vivre Covid bi boobu aussi gis nañ ni maanaam daal Covid bi moom neexul ba neexul mais dafa transformer sax suñu société. dafa bouleverser société bi daal. waaw ci lu fànn yu bare. ci fànn yu bari. kon nag professeur xam naa foofu la ñuy taxaw tuuti ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 fàttali auditeurs yi ne ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur ak professeur Abdou Salam Fall nekk coordonnateur laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales comme ni ngeen ko déggee muy wax ci ay gëstu yoo xam ne defoon nañu ko ci atum 2020 ci njeexital bi nga xam ne mbas mi amoon na ko ci yenn njaboot yi ci jigéen ñi ci secteur culturel ci PME yi ba ci sax acteurs religieux yi donc liñ ci jëlee mooy indi woon na changement yu bëri coppite yu bëri yoo xam ne sax xëy na ñu ngi woy ba ci jamono ji ci njaboot yi ci jigéen ñi ci nit ñi en général dafa transformer suñu société donc ñi nga xam ne am nañ ci ay laaj wala contribution mën nañu woote ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. maa ngi lay Ndiaye. maa ngi lay nuyu di la ziar El Hadj Touré Yara. maa ngi lay fay Touré. maa ngi nuyu conducteur bu baax. muy waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay koo ci rek aussi yëpp ñu ngi di nuyu di leen ziar di nuyu bu baax tontu li nga xam ne ko daan ak sama tamit Mamadou Lamine Thiam Malicoune Dambou émission bi amati na solo rafetlu nañ ko bu baax a baax man lu ma doon laaj professeur mooy coronavirus bi maanaam li ñuy waxee kaay li ñu grawé ñii dee nañu mais man affaire bi xam nga lan moom mu ci xaw jaaxal Roger yi man la mu ci jaaxal mooy dañuy naan ni béréb sangam ñii dee nañu ko ci corona béréb sangam ñii dee nañu ko ci corona béréb sangam ñii dee nañu ko corona armée yu fees nañu dangam affaire yooyu xam nga loolu tamit encore ba ma def li comme ça dafa am façon waxin yoo xam ni li ñu ko war a wax nit ñi comme moom lu ñu mooy seen liggéey comme ça xool nit ñi li ñu koy doxalee ak ndax ñu ngi respecté moytu feebar beeg affaire yooyu ak li ñu jëmle kanam loolu mooy seen liggéey donc loolu tamit encore war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ak waxin bi parce que dafa am ay façon waxin yoo xam ne day tiital nit ñi te am na ñoo xam ne yëg nañu ko seen yaram sax ñoom ñu ngi fii ci kii li parce que da nga jëg ci kër ba nga xam ne dafa am ay 40 personnes vacciné wuñu respecté wuñu mesures de barrières yi def respecté wuñu dara
dégg nga fekk dañuy naan dara jot ne fekk gisuñu ko am ba xam nga boo sukkandiku ni il faut nga gis ko corona wala ku ji dee ci corona loolu musiba la yoo kay moom am na existé na nit ñaa ngi vacciné wu demal vacciné wu yéen ñaa ngi faju demal faju moytul loolu mooy problème sénégalais mooy ni ñuy informé nit ñi comme ça ñu génn fële yi nangam hôpital yi fees nañu mëntuñu am oxygène amatul nangam ministre de la santé ñëw encore mu naan la oxygène am na musul banque am benn femme mu ne ma rotale benn femme mu ne ma damay préciser benn ci rek benn femme mu ni benn rakam benn magam xaw ma dafa dee ci corona bi ci jour tabaski bi léegi ñoom seen bopp di tiit parce que dañuy nekkoon ak moom te parce que bu mu defee test bi dañ ko ne dafa corona dafa positif dafa corona donc dañuy nekkoon ak moom léegi ñu defal leen test au lieu ñu indi test bi déedéet test bi dem ba ay une semaine yooyu ñu doog indi test bi mu ne moom ci boppam dafa corona woon dafa garab 60 000 francs xaw moom faj boppam ñi te seen résultat bu léegi génnuñu loolu tamit encore nit ñi li ñu ko mën a gisee comme ça ci li nga xam ne ñoom suma kalaat bi nga xam ne xamuñu ci mbirum faj dara ñoom daal dañuy teewal rek dem faju ji yéen ñi nga xam ne professeur yéen ñi nga xam ne da ngeen xam li ñuy fajee nit ñi ak li ñuy feebre lan moo leen di faj leen da ngeen gisee yëf yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf El Hadj Touré professeur Fall dégg nga question yi mu posé nee na surtout ci communication alarmiste bi nga xam ne moom la ñuy fësal ci jamono ji ay hôpitaux yi amatuñu place décès yi ñin ñaa ngi ñàkk seen bakkan cimetière yaa ngi fees nee na loolu lépp est-ce que communication bi du am lu mu def ci askan wi du ñàkk nga indi ci xalaat wax na tamit ci déni bi ñi nga xam ne dañu ne gisuñu ko corona donc corona amul duñu dem ñàkku ji peut-être mën nañu jàpp ne ay fait de société la en tant que sociologue peut-être mën nga ci indi tontu aussi donc ñu jëlaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. soxna Rosalie noo def. maa ngi fi alhamdulilah noo tudd wala fooy woote. maa ngi tudd Khady Ndiaye soxna Khady Ndiaye maa ngi wote Thiel. waa kay soxna Khady ñu ngi lay déglu di rafetlu seen émission bi. di leen teelu. jërëjëf. di nuyu docteur. di wax rek ci corona bi soxna Rosalie corona lu mu mën a yàqal ci société bi dafa bari. parce que fu mu nekk nii da ngay gis nit ñi dañuy dawante sax léegi bu demee ba doom di daw yaay wala muy borom kër di daw jabaram ndax duñu contact bi te du foofu léegi jar na ñu ñuy leeralal après ñi wa nga xam ne ñooy ay porteur de voix war a wax ni corona du contact moom la lay wàlle xam nga demoon nañu ba nga xam ne sax portable yi sax dem na woon ba nga xam ne kër goo dugg koo gis mu ngi sëgg ci téléphone am rawatina léegi nag ak corona bi nag ñëpp a ngi dawante léegi la question qu'on se pose kañ la ñuy nekkaat benn kañ la ñuy demaat ba toogaat nekkaat une famille liée c'est ça la question. jërëjëf soxna Khady laaj bi am na solo professeur Fall. am na solo daw na yaram parce que bu ñu demee ba mère de famille di laajte kañ la ñuy génn ci corona ba famille doon lu ñu doonoon aussi dafay laaj élément de réponse ñu jël beneen auditeur asalaamaaleykum waaw dafa mel ni rëcc na ñu jéem a seetaat beneen auditeur boo xam ne bëgg na indi contribution wala laaj boo xam ne méngoo na ak thème bi ñuy waxtaanee asalaamaaleykum. maasalaam Adja Marie Rosalie Ndiaye. maa koy sëñ bi barka ñu ngi lay ziar. ministre de la santé des auditeurs Sud FM. ñu ngi lay fay bu baax vraiment thème yi ngay indi am na solo lool. te yow sensibiliser nga sénégalais yi ba sonnoo sax. mais courage rek. jërëjëf corona nag ku naan amul rek dafa dallu sa mbokk. waaw mais Sénégal ñun yàgg nañ fee dund sans maladie dëj yi di raar lool mais boo xoolee ba Sud FM tàgg yi muy def rek nga xam ne y'a quelque chose quoi junj nag day doy borom xel. vaccin yi boo gisee nit ñi bu njëkk vacciné wuñu woon dafa am ñoo xam ne dañ koo privilégié woon moo tax nit ñi jotewuñu si woon loolu na si nit ñi bàyyi seen xel mais nit ñi kenn bëggul dee. vaccin yi nag biñ ko yombalee accessible pour tout le monde si la nit ñi di demee di vacciné wu parce que bu ñu gëmul woon feebar bi du ñu dem di vacciné wu te booy xool jamono ji ñuy vacciné wu sax ñu ëpp ñi vacciné wul waaw
te man nag may interpeller ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr pour man instant bi du jamonoy ay porter plainte un médecin bu ko wax ne oxygène amul dañ koy jaay kooku waroon na ko woo ci bureau ne ko kaay wan ma fan ak fan waroon na kon porter plainte ordre des pharmacies boo yi génn jàng ba bëgg a ubbi seen pharmacie taxaw ne moom mënul ñoo joxe licence yi ko ñooñu kon waroon na leen a porter plainte dañu ko ne ñun dañ koo dénk suñu santé askan wi mu war a saytu askan wi dalal xeli askan wi mais pas ay convoqué di yee fitna médecin bu mag dee na ci tey waaw médecin bu mag dee na ci médecin yi tey ñoom ñoo doon privilège ci lépp ñoo waroon a lekk ñoo waroon a naan su ma doon président toxo Marie Rosely président daf leen a weddi ba keroog bi muy def tour bi da leen a bett je pèse bien mes mots amul benn directeur hôpital yi muy visité yëpp yu xamoon ne président day ñëw jour boobu parce que yiñ koy wax dafa bari mu jël affaire bi au sérieux dénk ko ay nit am ci ñoom yaakaar Lamine Sylla militaire boobu ñu wax ci fond Covid yi ku jubla kooku xamul ay tappale lu la dëkk rek Umar bun Xataab Sylla la gis nga kooku Marie Rosely amul ay tappale way feebar bi dafay affaire bu sérieux ñu war ko def communication yu sérieux wax ci ñi ci war a xam ñuy wax mais bañ a jaxase affaire yi te man damay interpeller toujours président ni ma ko koy waxe en face su ma jàkkaarloog moom ministre de la santé Sénégal dañ ko war a jox ab docteur mais kuy politique waruñu koo yëkkati di ko jox suñu santé bi Marie Rosely di leen sant di leen gërëm te wax Nicolas namm nan la waaw borom Ndekli namm nan la courage Sidi Gueye jàpp leen ci Sud FM yéen a moom Sud FM yéen vous êtes jërëjëf Barka Diop ñu jéem a seetaat keneen professeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar mbokk mi. maa ngi delloo ziar soxna Roge. di rafetlu liggéey bi loolu. jërëjëf Ba. di nuyu Serigne bi Lam. di rafetlu tamit ni mu duggee ci seen gëstu boobu bi mu def. di rafetlu tamit yow mi ko indi ci ëtt bi ndax ñu mën koo dégg jëriñoo ci xam-xam boobu ak xibaar yooyu. ginnaaw loolu nekk dama koy laaj gëstu yi ñu def ko ci monde rural lu taxawoon ñu cible monde rural bi rek boole wuñu ko ci defu ko ci taax yi par exemple sama ñaareelu laaj mooy lu tax ñu cible rek jigéen ñi cible boole wuñ ci góor ñi par exemple wala xale yi ak mag ñi. ginnaaw loolu tamit question bi nga xamante ne dafa gën a général lii tax faj mi gën a jafe ndax du depuis ci début ba dañ ci boolewul woon sociologue yi peut-être ak socio-anthropologue yi pour nit ñi gën a conscient ne gaaw conscient ne feebar dafay am te def doon am te li ko fi mos a jële rek mooy ay vaccin mooy ay ñàkk sama dernière peut-être contribution le constat bu ma def la respect mesure barrière yi mën naa am soxna Marie Rosely takk masque raxasu jéem a dandam ci yenn situation yi mën na am wante sénégalais bu gis mbokkam rawatina boo géej a gis wala sa xarit boo géej a gis ngeen tase mu jox la loxo wala nga nang delloo loxo ba loolu du jafe lool dama koy wax ñoom sociologue yi nañ ci gën a jàppale sénégalais ndax loolu moom ci mesure yi gën a jafe respecté la ci li ma constaté jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal. jërëjëf Souleymane Ba di woote Potou donc dañu jëlaat beneen auditeur bu mujjeegum professeur Fall balaa ñu lay jox kàddu gi nga tontu asalaamaaleykum. aleykum salaam. ñu ngi lay ziar mbokk mi noo tudd wala fooy wootee. allo ma ne noo tudd wala fooy wootee. allo Alaaji Góora. Alaaji Góora suñu invité mu ngi lay déglu. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna dama bëgg dugg ci émission bi. waa ñu ngi lay déglu yaa ngi en direct. di nuyu professeur Fall. di nit ku baax di suñu goroon waaye na foofu lañ ci yem.
émission bi nag tabaarakallaahu dafa ma yaakaar ni dafa am lu des ci sensibilisation bi ñuy def ci communication bi parce que man bu ma déggee ñu ne ànd entreprise yoo xam ne dañuy ni imposer seeni personnel ñu ñàkku loolu pour man façon sensibiliser nit ñi rek la waaye bu ko ministre bi tontu woon ko ne ko amuñ wala ne am nañ ci droit nangam mais ñoom it war nañu am formule boo xam ne mën nañ ko defee maanaam boo dee sa entreprise kay man nga fexe ba am vaccin yi ba nga xam ne ku ñëw bala ngaa dugg di liggéey wala ñooy vacciné yooyu kaw kenn du ko bañ ah mais bu ñu waxee ñi leen di leen weddi di leen wane leen ñi war a dëggal ñooy weddi ah wala ñu leen am nañu ci droit am leen droit kii nangam mais vraiment maa ngi ndokkeel professeur Fall lool. di ko ñaanal yàlla itam tabarakallah di wax ne nit ku baax la kooku lu mu wax dëgg la. yow réew mi yow lañ ko war a jox merci. jërëjëf Alaaji Gora woote Dakar donc dañu yemaleegum fi laaj yi professeur Fall ñu commencé ak suñu auditeur bu njëkk mooy El Hadj Touré woote Yaraax moom ci wàllu communication alarmiste bi nga xam ne enfin loolu mooy jàngatam pour moom communication bi nga xam ne moom la ñuy wëyal ci fan yi dafay tiitalaate pour moom du bi gën parce que saa su nekk ñu ngi naan cas grave yi ñi ñu ngi manqué oxygène hôpitaux yi amatul place ñin ñaa ngi gaañu cimetière yi déj yi dafay toppante dafa bëri lool loolu ban jàngat nga ci am en tant que sociologue. waaw maa ngi lay remercier bu baax di sant aussi suñu mbokk yi jël parole yëpp yu wax yu rafet di firnde ni feebaru coronavirus moom dafa nekk feebar bu bees ci ñëpp. boroom xam-xam yëpp nangu nañ ni lu leen bett la lu la bett nag mën la loolu moo tax communication boo seetee ba ci biir bi mu démarré dafa xawoon jafe léegi progressivement gis nañ ni maanaam mbir mi demoon na ba stabiliser wu ba nit ñi xam boo bëggee am information nan nga koy amee ak it rajo yi ban moment ngay jàpp télévision yi loolu lépp jaar na fi léegi nag kilifa yi dañu àddu ci mbir mi gis nga kilifa diine yi di ñu wax ni wax leen dëgg askan bi wax dëgg askan bi nag mooy nga wax nombre de cas yu ñu am nga wax it capacité bi nga xam ni moom la hôpitaux yi wala centre de santé yi wala structure de santé capacité bi ñu am boo demee ba gis ni capacité yi ñu am mënul permettre ñu recevoir tel nombre de malades nga wax ko du yàq dara xëy na dina tiital nit ñi nag mais wax dëgg daal ci wàllum pandémie moo gën di nëbb ci ni ma xalaatee am na nag loo xam ni peut-être amoon na ci début ba maanaam ni ñu doon dem dugg ci ambulance yi dugg ñu ànd ak seen masque yi dugg ci biir jël nit ñi yóbbu leen isolé yooyu xam nga ni mu nekkoon maladie bu épidémie bu bees moo indi woon doxalin yooyu yëpp nga xam ni dëgg-dëgg adapté wul woon ndax li ñu socio-anthropologie di jàngal daal mooy lépp lu ñuy def war nañ ko def ak empathie maanaam boole ci yërmande boole ci dal boole ci aussi la biir te boo xoolee ba ci biir gis nga ni personnel de santé bi ci boppam adapté wu na progressivement xam ni réponse bi ñu war apporter dafa nekk réponse médicale certes wante am na beneen réponse boo xam ni mën nañu wax ni réponse sociale la fexe ba askan bi aki moo mbir mi toppatoo ko ni mu waree nit ñi gis ni feebar bu bees la ñu xam nu ñuy doxale maanaam daal ci fànn boobu mën nañu jàpp ni ñun ñëpp dañu nekk di wut yoon yi nga xam ne ci la ñuy jaar ndax amul kenn ku am ci ñun ku gis ni yoon bii rek mooy yoon bi ñu war jaar donc dañuy waxtaan suñu biir pour gis solution bi te communication bi yemul ci foofu rek ndax bi ñuy gëstu dama bëggoon préciser doyen Souleymane Ba
ni yemuñu rek ci milieu rural étude bu njëkk bi maaw laa waxoon ni ci 3003 femmes yooyu milieu rural mais yeneen études yi ñu def yëpp di ñu def milieu rural ak milieu urbain maanaam ci dëkku taax yi comme dëkku kaw yi yëpp liñ ci boole te boobu dañuy gis ni bi ñu laajtee nit ñi ci biir famille yi ndax seen communication ci biir couple yi comme période confinement bi nit ñi génnatuñu woon ndax communication bi gën na ratax ci biir couple yi mais résultat bi mooy déedéet gënul ratax ni mu meloon rek wala sax distance yi dafa gën rëy. donte ñu ngi doon toog. donc waaw. dematuñu woon. waaw loolu jafe-jafe la daal ci suñu société. ndax dañuy gis ni suñu société li ñu wax distance sociale yi dafa xaw rëy entre les générations et entre góor ak jigéen aussi distance yi dafa rëy. waaw maanaam daal lëkkaloo bi des na. ci wàllum communication. donc loolu déjà mandarga suñu société. entre mag ñeek ndaw ñi. entre mag ak ndaw entre góor ak jigéen. distance yi dafa rëy. est-ce que ça veut dire que ci suñu société nu mu tëddee boo demee ci yenn société yi ci nekk ci biir Sénégal bu ñëpp toggee ci kër ga xëy na góor ñi ca góor ña la jigéen ña ca jigéen ña ndaw ña ca ndaw ña. donc amul mélange boo xam ne dina tax ñëpp bokk di waxtaanee ci benn mbir. waaw ñu foogoon nag ni Covid bi comme nekkoon pandémie bu nekk na sax ba léegi pandémie bu rëy bu am bu bouleverser société bi bu baax xëy na dina indi changement mais gis nañ ni nit ñi daal ba tey distance bi des na lu bari daal distance sociale bi am na rëy na daal ci pour ñu weesu jokkaloo yi rek mais ñu mën waxtaan seen biir di communiquer di échanger ci yenn fànn yi loolu daal ci gëstu bi wane na loolu aussi leneen li mu wane mooy ni foogoon nañu aussi ni confinement bi ak semi confinement bi ñu amoon maanaam bi ñu demee ba ñu tëj lépp ni dematuñu dikkatuñu foogoon nañu loolu aussi dina tax ci biir kër yi ni nga xam ne noonu la ñu répartir tâches yi nu ñu organiser jàppalante ci biir kër bi entre góor ak jigéen diggante bi gën ratax maanaam ñu gën am beneen répartition wala daal góor ñi gën jàpp ci liggéeyu domestique bi daal mais daal gis nañ ni daal góor ñi daal dañu bank seen loxo ba tey ci biir kër yi maanaam dañuy toog lire seen journal seetaan seen télévision yore seen kurus nag ndax mbirum diine bi moom am na solo bu baax ci dëkk bi waxtaan seen waxtaanu bopp ñoom ak seen ay xarit yu ñu mën waxal téléphone wante ni ñu waroon jàppee ci liggéey bi daal par exemple toppatoo ñàngu xale yi mais yooyu yëpp daal presque dañ ko gën bàyyi ak jigéen ñi ci li ñu gis daal ci gëstu bi lim ñu wan moo tax ma doon wax ni comme li doyen Souleymane Ba bu Potou li mu wax ni suñu société am na aussi yeneen mandarga li mu wax mooy dëgg ni serrer la main maanaam joxante loxo dafa nekk lu am solo ci ñun maanaam ñun foog ñu laalante suñu loxo suñuy cër lëngante wala lu mel noonu loolu dafa mel ni ci suñu mandarga la bu fekkee ni nag pandémie dafa intervenir ba ñëpp wax ni ngeen fexe ba marquer distance yi fexe ba observer distance sociale fexe ba éviter nëyonte bi ndax nëyonte bi day véhiculer virus bi fexe sol masque systématiquement loolu gis ni daal loolu xaw na jafe daal ci suñu nekkin moo tax forme yu bare ngay gis ñenn ñi dañuy noo def ñu laalante waaw soit ñu joxe seen conc wala ñu dëpp poignet bi wala mbagg yi wala sax ñenn ñi tànk yi mais tànk yi moom lawagul fii trop ci yeneen dëkk yi réew yi liñ koy gis mais daal mel na ni loolu am na solo daal ci suñu nekkin jaar na ñu bàyyi ci xel l'essentiel ñu xam ni li docteur yi recommandé daal mooy ni ñu éviter bu ñuy wax
li génn ci ñun di dem ci keneen ki mu bañ egg ci moom mooy tax ñuy sol masque yi leneen li mooy suñu loxo aussi bu laalee jëm suñu cër suñu bakkan wala suñu bët wala ba suñu gémmiñ dafay dugal virus bi loolu aussi ñoom danañ ko wax ci fànn yu nekk di ko rappeler nit ñi loolu mooy tax aussi ñu war di raxasu ak saabu wala gel yi nga xam ni moom la ñu utiliser donc loolu daal nekk na lu am solo loo xam bu ñu toppee li médecins yi demandé professionnels de santé yi li ñu demandé nag moo gën ndax li ñuy wax esprit scientifique dafa am solo ndax loo xam ne yow xamloo ko ñi ci xam tuuti liñ la wax loolu nga war topp nga boole ci nag discipline topp loolu mais ñun yaakaar naan ci discipline bi daal des na am na fànn waaw mooy ñaareelu laaju sëñ bi Touré sax ndax nee na ba ci jamono ji am na ñoo xam ne nee nañu gëmuñu ne feebar bi am na dañu jàpp ne business la te it donte dañuy dégg sax ne nit ñàkk na bakkanam ci mbas mi dañ lay nax rek du looloo ko rey te loolu moo leen yóbbee aussi ñu bañ a dem ñàkku ji maanaam déni boobu mu ngi fi ba tey lan moo koy expliquer au vu et au su de lépp li nga xam ne mbas bi wane na ko comme preuve fii ci Sénégal. waaw mën nañ jàpp daal ni esprit scientifique bi daal moo xaw a des. waaw ndax ignorance bi daal maanaam nit lu mu xamul ak dégg-dégg bi aussi nag fu nekk lay jógee. loolu aussi day perturber nit ñi parce que bu doon ni dafa am ñooy séentu di gis seen comportement nga roy ci ñoom ngay dégg feneen ñu ni li nga xalaatoon ni loolu moo am. nga dégg yeneen wax daf lay brouiller daal. ba finalement lu la arrangé ngay jël. maanaam comme da lay perturber daal yow sax doo xam nooy def loolu rek moo ko waral mais li ci ëpp solo mooy ñi war wax ñi nga xam ni xalaat ni ñi am nañu yaakaar ci ñoom ci wàllum xam-xam ci domaine médical ñoom tamit ñuy wax ñi nga xam ne aussi ci gox yi bàjjenu gox yi wala imam yi wala. chef d'église yi wala autorités yi coutumières yi ñu ku nekk jàpp ni war nga ci taxaw daal te buñ ci taxawee dina mën nekk voilà ndax nit ñi dafa mel ni daal bu fekkee ni njiit yi joxal nañu yoon ñoom danañu ci doxal yoon bi mooy boo nekkee ci coiffeur bi boo fa mënul bañ dem boo fa demee nga sensibiliser leen ne leen kat yow da ngay wat nit ñu bare diñ fiy jaar mais nga fexe ba sol sa masque parce que masque bi jafe bu tere nit mën ko sol c'est valable pour feneen am na li ñuy wax doyen bi li mu noon wax obligation vaccination li ci ëpp solo mooy nan nañu ku nekk persuadé nit ñi nga nekkal nit ñi am yaakaar ci yow nga jéem leen persuadé gis nga léeg-léeg dafay Covid bi day atteindre niveau boo xam ni ku ci nekk da nga war veiller ci sa morom bu dul lool rek mbir mi day jafe. donc condition li soxna si doon laaj. soxna Khady Ndiaye bu Thiès. waaw dafa jaaxle rek jaaxle bi mooy ni ñun kenn ci ñun xamul nag mbas mi ba kañ lay jëm kenn xamul yàlla xam na ko dañu def ay projection rek. di xool ndax d'ici 2022 wala 2023 mbir mi dina wàññeeku boo xam ni dina permettre nit ñi mën dund seen dund ba nga xam ni intensité relationnelle bi vie sociale laaj danañ ko mën jox àqam maanaam ci fànn buñ ko xalaatee mais daal jàqare boobu mooy ni bëgg nañu vivre en société loolu demande sociale la loolu aussi nekk na màndarga suñu société yu communautaire la société yoo xam ne dañuy demalanteeg di dikkante bu fekkee loolu amul day metti ci ñoom loolu mën nañ ko dégg maintenant comme jamono bu exceptionnel la nag pandémie li ci am solo daal mooy ñu teey ñu dal ñu suivre li nga xam ne moom la ñu professionnel de santé yi wax mooy ñuy sol masque di marquer distance sociale bi war éviter regroupement yi surtout éviter regroupement mais aussi ñu fexe ba dem vacciner wu nag vaccination moom yaakaar naa ni mooy
li am nekk à notre portée actuellement. ci jamono ji balaa ñuy bàyyi waa page waa service commercial jàllale seen publicité professeur Soxna Khady Ndiaye dafa wax lu am solo nee na ci njaboot yi les gens se fuient maanaam nit ñi dañuy dawante est-ce que le respect des gestes barrières topp gestes barrières yi est-ce que mën nañ ko def te duñu dawante te ki nga dëkkal du am impression que ne da nga koy daw fu mu tourner. waaw dawante moom amul njëriñ li am solo mooy ñu respecter gestes barrières yi ndax lépp ci relation sociale la xej mën nga am kersa nit tàllal la loxo nga bañ ko jox loxo loolu mën nga ci am kersa mën nga mais nit bu la tàllalee loxo nga jox ko sa coñ moom tamit dina xam ni loolu nga ko jox mu xam ni yow loolu moo la gënal maintenant dawante bi moom amul njëriñ parce que nit moom ci ay nit rek la mën xëj donc li am solo mooy ñu jàpp rek ni feebar bi daal moo indi situation bu mel nii comme situation bu exceptionnelle la nag il faut aussi ñun ñëpp ñu am discipline nu def lu exceptionnel maanaam daal ñu renoncer ci yenn yu ñu xam ne moom lañu naan doxalee habituellement ba mbir mi passé ñu delluwaat nag ni ñu meloon maanaam delluwaat ci li nga xam ne mooy suñu intensité relationnelle. kon ñu bàyyi waa service commercial jàllale seen page publicitaire dellu si. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. kon nag ñu fàttali leen suñu invité di professeur Abdou Salam Fall lu ñuy waxtaanee di ab gëstu boo xam ne defoon nañu ko ci lu soxal impact maanaam njeexital bi Covid-19 am ci pàcc yu bëri ci suñu société ci femmes rurales yi ci ñi nga xam ne ñooy acteurs culturels yi ci religieux yi ak ci PME yi ñu nekkoon nag di tontu auditeurs yi nga xam ne jotoon nañu woote defe naa laaju Barka sànq wax nga ci wàllu communication xëy na ci benn poñ boo xam ne dafay laaj nga joxe ci sa xalaat professeur Fall nee na nit ñi commencé nañu gëm ne mbas mi am na fi parce que gis nañ ne bés bu nekk li mu ñuy dem ñàkku ji mu ngi yokku. waaw loolu moom lu jar encouragé la ndax vaccination bi daal moo nekk li gën nekk à notre portée loolu war nañ ci taxaw yaakaar naa ni boo ñu xoolee ci statistiques yi disponible fii ci li nga xam ne mooy information scientifique yi maanaam daal vaccination bi war nañ ci góorgóorlu ba ñu dépasser fi ñu toll nii mel na ni nag bi troisième vague bi duggee nit ñi gën nañu tiit nangu nañ bi vaccin yi manqué nit ñi gën nañu farlu nag ci vaccin yi loolu daal daf mel ne gis nañ ni mi ngi commencé manifesté wu moo tax waa ministère bi ñoom def nañu bilan ci mbirum vaccination bi ñoom ak waa OMS maanaam organisation mondiale de la santé ñun sax invité niñ ñu ca ba ñu gis ni ñoom def nañu le point évaluer nañu seen doxalin te ñoom macha allah dañu nekk ñu xarañ daal ñi yore mbirum vaccination ndax fii ci Sénégal dañu am expérience su programme élargi de vaccination boo xoolee ci yeneen réewu Europe yi ñoom amuñu expérience yooyu donc ñii nii macha allah. donc li ñuy def xam nañ ko bu ñu leen toppee ci niñ koy doxalee yaakaar naa ne dinañ ci gis njariñ maanaam daal bu ñu seetee vaccin ba gis ni vaccin yi baax na ba ñu dugal ko ci réew mi boobu boo seetloo am na ci étape yu bare yu mu jaar ba ñu koy nangu mu dugg ndax comité national de vaccination yàlla man def na ma bokk ci yi nga xam ni 12 experts yi nga xam ni dañ leen di dajale presque 3 mois yu nekk ci rencontre ordinaire ak it ay rencontre extraordinaire yoo xam dañ koy def te bu ñuy commencé réunion ku nekk dafay signer ni moom lëkkaloowul ak benn industrie boo xam ni pharmaceutique boo xam ni dafay influencer décision muy expert yoo xam ne dañ leen di laaj vaccin yi
lan ngeen ci xam information yu waa ministère bi am dañ koy partager ñu gëstu ko en toute neutralité wax liñ ci xalaat ni scientifiquement daal ñun lii li ñu gis ni moom la état bi war taxawee te yàlla def na nag depuis 6 ans ma ciy siéger mosuma gis benn yoon ñu def recommandation te ministère bi suivrul recommandation scientifique yooyu donc loolu acquis la beneen acquis bi wax naa ko sànq mooy ni dispositif opérationnel bi nga xam ne ñoom ñoo yor vaccin yi programme élargi de vaccination ñoom tamit macha allah am nañu xarañte bu baax loo xam mën nañ leen jox confiance ci fànn boobu donc fi ñu toll nii daal vaccination mooy stratégie bi nga xam ni moom la ñu xalaat ni bu ñu fexee ba vacciner la grande majorité ci population bi dina indi li médecins yi di wax immunité collective te bu boobaa maanaam virus bi dooleem dina wàññeeku boo xam ni danañ ko mën a féete kaw. waaw professeur Fall ñu ñëw ba tey ci question auditeurs yi première question bu sëñ bi ba bu defee naa tontu nga ci lan moo tax gëstu bi ñu accentuer ko rek ci monde rural boobu tontu nga ci mais deuxième laajam mooy lan moo tax ñu accès ko ci jigéen ñi rek lu tax defuñu gëstu ci góor ñi ak ci ndaw ñi ci njeexital bi mbas mi am ci ñoom. waaw moom moo la doon tontu léegi ma ni yemalewuñ ko ci jigéen ñi rek ak ci milieu rural rek dafa am ci juróomi gëstu yoo xam def nañ ko ci impact Covid bi bu njëkk bi moom laa dooree woon moom laa wax 3003 femmes yi maanaam ñetti junne ak ñetti jigéen yoo xam ni ci ñaari région li ñu leen interroger en milieu rural wante amal nañu yeneen gëstu beneen bi mooy bi nga xam ne da doon concerner la famille boobu ci 700 personnes 700 ménages liñ ko def te boobu ci juróomi région liñ ko def milieu rural comme urbain ci urbain bi sax moo ëppoon am na aussi beneen gëstu bu ñu def ci mbirum acteurs culturels yi boobu aussi milieu urbain ak milieu rural mais milieu urbain bi moo ëpp parce que acteurs culturels presque foofu la ñuy ëppee. dinañ ci ñëwaat sax. waaw donc ak yeneen gëstu yoo xam def nañ ko ci par exemple PME yi loolu aussi xam naa danañ ci ñëw ci kanam. beneen laajam aussi soxal implication socio-anthropologue yi ci ndorteelu mbas mi nee na est-ce que ci sa gis-gis dañ leen a teel a dugal ci riposte bi wala bi ñu demee ba mbir yi sori la ñu door a sàkku ci seen xam-xam ak seen taxawaay ngir mën leen a dugal ñoom it ci riposte bi. waaw ñooñ mooy sama nawle yi xam nga ñoom tamit nanguwuñu duñu ay bañkat lañu. duñu toog rek ba ñu dugal leen ñoom di ñu dugal seen bopp. gis nga ci ku ci mel ni professeur Cheikh Niang moom mbir mi dafa door rek man bi ma ko woowee sax mu ne man maa ngi Touba de man maa ngi ci suivre riposte bi maa ngi ci organiser kii ci stratégie communautaire yi ak ñeneen donc ñooñu tooguñu rek ba ñu boole leen ci dara comme xam nga wax naa la léegi mi ñu toll ci juróom-benni at léegi man ma bokk ci comité d'experts bi yore bi di gëstu mbirum vaccination bi xam nga ni loolu ci jamono professeur Eva Marie Coll la woon ba léegi comité boobu mi ngi am te man en tant que socio-anthropologue maa ngi ci biir am na yeneen mbir yoo xam ni socio-anthropologue ñi ngi ci mais li am solo mooy ñu jàpp ni science yëpp ñoo am place ci mbirum santé daal docteur médecin pharmacien odontostomato ñoom am nañ seen cër ndax ñoom ñooy faj ñi ngi faj ay nit lañu ñi nga xam ne jàng nañu nit aussi foog ñu boole leen ci moo xam géographe lañu moo xam historien lañu ndax gis nga mbas mi xam nga boo xamee ci jamono bu njëkk ba bu mbas masaan am nu ñu daan doxalee nga xam histoire épidémiologie yooyu daa mën xam yoon yi ngay jaar ndax gis nga ci wàllum histoire ni ñu ko doxalee ci wàllum économie de la santé ndax koom daf ci am loolu aussi am na solo ñu associer toutes les disciplines scientifiques yoo xam ni ñoom dañuy jàng nit ni médecin yi di fajee nit noonu la ñuy jàngee nit donc loolu ñu boole leen ci
te loolu yaakaar naa ni fi ñu toll nii daal yaakaar naa ni am na ñu tëgg ci table ñi ba nga xam ni socio-anthropologue tëgg nañ ci table bi ba mu xaw dàng nag léegi li ci des mooy ñu xool ensemble nu ñuy liggéeyee daal. defe naa laaj bu mujj professeur Fall mooy bu Alaaji Gora wootee Dakar moom comme ni ñeneen ñi wax rek la wax nee na sensibilisation bi ak communication bi des na wax na tamit ci ni yenn entreprise yi di doxalee di wax ñi nga xam ne ñàkkuwuñu dañ leen di def congé forcé wala limiter yenn avantages yi ñuy am par contre li mu ñaawlu mooy réponse bi nga xam ne ministre du travail def na ko pour wax ne amuñu droit def lii lale moom ci gis-gisam dafa jàppoon ne mënoon na ko defee d'une manière boo xam ne dina gën a yokk sensibilisation bi parce que réponse bi selon ni mu ko jàngatee day tax ba ñi nga xam ne bëgguñu vacciner wu ñu persister sur seen position gën a jox seen bopp dëgg ak force en tout cas nee na moom daal stratégie boobu nu mu ko gisee c'est juste pour inciter les gens ñu gën a jël seen matuwaay ñàkku loolu yëpp naka nga ko jàngatee ban njeexital la mën a am entre employeur et employé aussi. waaw li ci am solo rek mooy li nga conclure maanaam persuasion maanaam convaincre nit ñi ni war dañu vacciner loolu moo ëpp solo maintenant mën na am ministre bi waxee ko nu mu ko waxee ndax moom tamit borom xam-xam la man bokk nañu ci loo xam ne jàngandoo nañ ko ci université ba bi ñu première année ba maîtrise ñoo ko bokk même classe donc moom borom xam-xam la aussi ci fànn yooyu donc xam naa lu mu ci wax rek am na fu mu ko teg mais li ci ëpp solo mooy li doyen bi wax maanaam li mu junj mooy ni ñuy fexe ba jéem convaincre jéem persuader nit ñi dama lay jox benn exemple rek bi fan yi bi ñu génnee ci tabaski bi ma gis ni mbas mi ëpp na doole ñu dellu ci université ñu ni ma prof nag war nañu def dara parce que fi ñu toll nii nag ñëw bureau bi di liggéey ak yooyu ma dajale nit ñi ma bokkal laboratoire ma ni waaw mais kan moo ñàkkoogul fii dafa am fi ñu ñàkkoogul mu am ñu yëkkati seen la ma ni waaw yéen am ngeen doon def ba ñàkkoogu leen ba léegi dañ ñàkk bi dafa am dangeen ci amuloon accès ba léegi kenn ki nga xam ne moom mooy accompagner xam naa mi ngi may dégg toujours bu may dem ci comité d'experts sur la vaccination comité consultatif vaccination ma ni que mais yow boobu ba léegi yaa may yóbbu fi ñuy waxtaanee mbirum vaccination bi yow kay xanaa maanaam mbir mi leer na sa bopp ne vaccination moom scientifiquement c'est éprouvé mun ma wax nga dëgg de ci ëllëg sa rek ma gis ko mu dem vacciné wu ñeneen ñi aussi ñaar ñett ñu vacciné wul woon dem vacciné maanaam persuasion boobu daal mooy suñu cër fexe am compréhension am empathie à l'endroit des gens pour aussi ku ci nekk bi ñu demee ba wéet man nag ki may àndal noonu muy dawal oto bi ma ni ko waa yow lu taxoon nga toog ba léegi vacciné man naa prof man dama xaw ragal piqûre rek sax vaccination bi laa ragal mais bi ma gisee nii mbir mi tar na nag comme niñ ko waxee ñun ñëpp ñu manko ji dem naa vacciné wu man kay léegi sama njaboot sax laay xalaat kañ laa leen di yóbbu ñu vacciné wu donc maanaam daal bu ñu laabante biir waxtaan suñu biir jéem mettre l'accent nag ci convaincre ñu bañ toqi ci loolu waaw ñu jë sensibiliser ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi man daal li ma remarqué ci suñu société mooy ñi nga xam ne ñooy njiit ci quartier yi wala ci diine yi wala ci milieu communautaire wala ci liggéeyukaay yi ñoom bu ñuy doxal seen doxalin moom la ñeneen ñi topp waaw man loolu moom gis naa ko ci suñu société maanaam daal nit ñi rafet njort mais nag ñu mobiliser wu parce que nag Covid bi toll na foo xam ni mobilisation bu exceptionnelle la laaj waaw ci acteurs religieux yooyu sax la ñuy ñëw professeur Fall ndax ci ñoom tamit def ngeen résultat plutôt recherche ci impact bi Covid am ci ñoom naka ngeen tëralee gëstu boobu fan ngeen ko defee ci ñan ngeen ko defee ak lan ngeen fa jëlee waaw loolu aussi maanaam sama collègue bi ñu wax Cheikh Tidiane Cheikh Ablaye Niang
bokkul ak professeur bi ma wax sànq Cheikh Ibrahima Niang ak équipe bu professeur Timéra ak docteur Cheikh Gueye ak Mamaram Seck ñooñu ñoo ci gën gëstu ñoom seen gëstu dañuy topp systématiquement les collectivités religieuses yi communautés religieuses yi différentes communautés religieuses seen doxalin ak seen discours ak seen xalaatin par exemple boo gisee récemment gis nga les imams mobilisé wu def seen organisation joxe seen discours nekk ci place yi nga xam ni dañ fay fekkanteeg nit ñi wala ñiy dem ci jàkka yi ñuy wax ak ñoom def seen xutba ci ñi julli ci kori tabaski bi def seen xutba jëmale ko ci loolu gis nga wàllum église bi aussi position bu mu jël depuis le début bu radical boo xam ni dajaloo seen bopp la ñuy éviter loolu gëstu bu ci loolu ci maanaam discours religieux bi nan la nekkee en adéquation et li mu doon gën exprimer mooy que y a une demande maanaam mënuñuy jàpp ni nitu diine yëpp ci jamono yëpp dañuy doxalee de la même manière. Voilà loolu mooy comportement mais l'autre élément mooy li ñu constaté mooy l'information à l'endroit des autorités religieuses ñu gën ko renforcer doo xaar rek ba soxloo leen dem ci ñoom mais na nga war mettre en place un dispositif boo xam ni ñoom dañuy am information ci li nga xam ni ministère de la santé danañ ko am ci information scientifique ci information ci ni ñuy mobiliser par exemple au plan de l'équipement de l'infrastructure li nga xam ni moom la par exemple pharmacie nationale d'approvisionnement di def ci ñu muy approvisionner ngay gis volume financier yi ñuy dugal ci foofu ñoom ñu koy xam ndax kilifa bu nekk bu amee information day mën li ci des ñàngam xam-xamam dina ko mën mottali ak nu muy doxalee mais ku amul information te am cër ci réew loolu dafa xaw jafe donc loolu moo doon demande bi ñuy fexe ba les communautés religieuses aussi di am les autorités les guides di am les informations à temps de sorte que bu ñu leen soxloo mobiliser fekk na ni ñoom déjà ils étaient mobilisés donc loolu moo ci am solo mais ñu bañ jàpp ni benn entité la ku nekk à tout moment ni ngay doxalee parce que ñoom tamit di yor njaboot ku yor njaboot aussi foog nga xam njaboot gi nu muy doxalee ak it ci lan nga mën ànd ak ñoom ci lan nga mën dem ak ñoom ku nekk yaa xam sa stratégie waaw donc loolu aussi gëstu bi loolu la gën wane mais discours bi maanaam dafa am ay fondement yoo xam am na ci passé bi am na ay expérience yoo xam ni vivre nañ ko te loolu nekk na ay mandarga gis nga maam El Hadj Malick Sy gis nga nu mu taxawee woon ci mbas ma ci jamonoom xam nga loolu tegtal la am na ci bind aussi yoo xam ni maam Sëñ Touba yu mu bind yu nit ñi vulgariser wax ko li nga xam ni moom mooy renvoyer rek ak bu lu la bette nan nga war mën taxawee ba matal sa diggante ak sa borom. kon nag dañuy ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 may fàttali auditeurs yi ne li ñuy waxtaanee tey jii moom mooy njeexital maanaam impact bi mbas mi am ci yenn secteurs yi ci njaboot yi ci acteurs culturels yi ak acteurs religieux yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. ñu ngi lay ziar sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. maa ngi tudd Souleymane. dama bëgg dugg soxna Rosalie. waaw dama bëgg defaat benn précision rek ci li mu wax ci ministère bi. waaw ñu ngi lay déglu. waaw léegi xam nga dafa ne ministère bi naan dimbaliwul waa entreprise mais précisé na allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw ndax ministère bi li mu ne. dafa ne moom loi la wax moom professeur la. loi la wax dafa ne loi bi forcé bul kenn vacciné wu donc entreprise sañu koo def
mais nag ci beneen wàll bi nee na aussi entreprise bi tamit dafa war a taxaw ba aar ay liggéey katam donc loolu aussi lu ci am solo la maanaam ubbul benn bunt kon rek santaane na sax jalaw ci waxam wante nag loi la wax moom loi aussi la mën a wax en tant que professeur en tant que ministre du travail donc ñu xamee ko noonu néewalul doole entreprise bi ñu vaccine te tamit fàttali naa ne entreprise bi mënul forcer kenn ci na vacciné waaye nag entreprise war na taxaw ba ay liggéeyam mu aar leen ci seen bérébu liggéeykaay donc loolu laa bëggoon préciser rek di wax ni tamit ku ne na jéem a vacciné wu rek waaye nag lii professeur wax sànq Fall dama koy gërëm defa ne ni ma ko waxee rek ci tënk defa ne convaincre moo gën vaincre moom ku ne na fexe convaincre ña mu jiite rek ña mu dëkkal ña muy waxanteel dañu jàpp ne dañu war a vacciné wu su vaccination amee ñu vacciné su vaccin amee ñu vacciné wu man noonu laa ko gisee waaye tamit taxawaayu ministre bi maa ngi ko ci félicité noonu rek la mën a taxawe ndax yoon rek la mën a taxawe ni leneen li nag négociation la démarche la management la borom entreprise bu ne na ko defal boppam ca ne méngoog dindinu entreprise am jërëjëf jërëjëf ñu seetaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 contribution rek la woon ci mbirum vaccination yi nga xam ne xëy na yenn chef d'entreprise yi dañu koy forcer seeni ay liggéeykat asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar. soxna Rosalie maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. jërëjëf Thiam. di gërëm Sud FM l'ordre national médecin ak Festival daal. waaw di nuyu sa invité boobu. professeur Fall. sëñ Fall. yal na yàlla yokk xam-xam bi. amiin waaw man lu ma koy laaj mooy ñoom seen enquête boobu ñu def. kan moo ko commandité ak lan mooy finalité am daal. après yan recommandation ñoom lañ siy indi. waaw loolu laa koy laaj. jërëjëf. te damay di wax tamit que les auditeurs émission bi émission médicale la. émission politique il y a des tribunes yoo xam dañ ko tijji pour émission politique kii du wax sa xalaat nañu wax sujet bi bàyyi waxu politique bu ñu yàq suñu émission ngir yàlla. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm wasalaam. jërëjëf sëñ bi Thiam Mohamed wootee ca Malicounda ci laaj yi professeur defe naa di nga ci indi tontu tamit enquête bi ngeen xam ne def ngeen ko muy recherche ci impact Covid 19 kan moo ko commandité ak finalité am ak recommandation yi ñu ciy jëlee asalaamaaleykum. Marie Rosalie. ñu ngi lay ziar. Ndiaye Fronotaire. waa kay Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi ziar sa invité boobu. di ñaanal yàlla barkeel liggéey bi. amiin amiin. yàlla yàggal taxawaay bi. amiin. càmm bi génn sax liñ naan la ci sama lanc bi génn na ko ñu moytu émission santé la rek ñu bañ fi def genre tribune politique. ñu ngi koy suivre bu baax. docteur bi tamit ñu ngi rafet taxawaayam. ñuy wax rek man dañoo seetlu si Covid bi benn lu xew si àdduna mooy si jamono surtout Sénégal. mooy ñàkk mënul wax dëgg. nga gis ñoo xam ni fekkewuñu xamuñu feebar bi gëstuwuñu dugguñu laboratoire xamuñu dara taxaw ci réseaux sociaux yi wala si rajo yi wax lu leen ne amul ak feebar bi am naa ñu ngi def lii ak ñu ngi def la loolu da xam naa baax la si cadre bi mais bëri na ñu si mën a fen ñàkk wax dëgg torop docteur yi ak ñu ngi invité nii sociologue yi loo xawma dinañ tegu si yoon ku nekk xalaat amul ak dañuy nax nit ñi feebar bi dañuy tubaab yi a créé tubaab yi ñoom feebar bi jaaxal na leen seen avion yi demul fenn voyagé tuñu defuñu dara Màkka mi ngi nii kenn dematul sëriñ si koo dem di ziar suñu sëriñ ñu leen fonkee ñaata at mi ngi nii demuñu leen ziar kon koy xam ne am na lu xew si àdduna waaw nañu moytu daal surtout nit ñi ñu jël leen sensibiliser loo xam ne xamoo ko jàngoo ko si dara bàyyi ñi si mën yàlla nee na nañu laaj borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñoo si mën a wax bàyyi ku jóg rek si télé yeeg plateau yeeg amul ak dañuy nax nit ñeeg gouvernement bi dafa bëgg a def yooyu tubaab bi dañu bëgg a rey ak tubaab bi ñu bëggoon rey nañ ko jàll si vaccination su professeur wax léegi vacciné dañ ko dem def moo gën a wóor gëstu nañ ko si laboratoire ba mu wóor waaw boo yëgee ñu ne bu njëkk
vaccin yi pour ñu gëstu ko dina def ay at wala at ak lu toog léegi technologie dafa avancé da ngay jàpp tuuti rek ordinateur bi génne la lépp loolu mun na nekk. waaw nit ñi nañ defoon Inde sama benn xarit jot naa ko mercredi tey liggéey ak ay Inde nee na Inde avril ay docteur boobu toog avril mai bi ay 4000 morts 200 000 contamination léegi affaire dafa baissé ba jaaxal leen sans domicile fixe yi sax dañ leen doon fekk si mbedd yi di leen vacciné par la force Sénégal il faut ñu àgg ak ñoom foofu. buñ jógee bàyyi ku nekk wax daal. ñàkk wax dëgg bi mooy yàq affaire yi dal ku war a wax ku waruloo wax waaw ñu ngi nañ bàyyi borom xam-xam yi ndax lu zikri yi ñi nga xam ne ñoo xam. jërëjëf te ñun ñu topp seen ginnaaw. waaw wóolu leen doylee leen waaw jërëjëf maa ngi jégalu bu baax. jërëjëf salaamaaleykum. jërëjëf Ndiaye front de terre ci contribution bi professeur Fall am na solo ñu jël keneen asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si est-ce que mën nga wàññi sa rajo tuuti rek. waaw maa ngi koy wàññi. comme ça ñu mën a déggante bu baax. waaw maa ngi leen di remercier. jërëjëf. di rafetlu émission bi. parce que dañoo koy déglu à chaque fois. mais dama bëggoon rek ngeen di remercier aussi tous les médecins vraiment ñu ngi def li ñu war a def. mais dafa am lenn remarque bu ma def ci vaccination yi. en général nit ki dafay ñëw amee fièvre wala yaramam tàng ñu vacciné ko mu amaat yeneen problème encore loolu remarqué naa ko j'en ai vu des cas. comme yan problème mu bëggoon daal bu nu mënee jël précaution. ku ñëw bu ñu mënul xool sa température aussi balaa ñu lay vacciné ñu laaj la ba xam yow amee woon nga parce que du ñëpp am information ne ku sa yaram tàng waroo vacciné wu et puis. avec phénomène bi ni mu gaawee nii vaccination bi rush bi xam naa ne médecins yi aussi peut-être amuñu temps wu xool loolu mais daal gis naa ci man cas yoo xam ne dañuy ñëw ñu vacciner leen fekk ñu amee fièvre peut-être Covid bi la wala autre chose mais daf leen mujjee sonal. mu bëggoon daal ñu gën a def communication ci loolu may rafetlu émission bi nag bëgguma guddal mais vraiment ñu ngi remercier professeur di remercier tous les acteurs de la santé merci. jërëjëf mu nekk laaj boo xam ne xam naa dañu koy adressé directement programme élargi de vaccination docteur Badiane mi nga xam ne il est à notre disposition ci kanam tuuti dinañu jokkoo ak moom pour mu mën ci indi leeral ñu jël suñu dernier auditeur asalaamaaleykum. voilà je ferme la barque. Rosalie. waa kay Diop. Maram Thiaré je préfère maa ngi nuyu. maa ngi lay fay. Bamba Sidi Mbaxane Lat Dior Diop. waa kay Diop. j'ai pas compris sama mbokk Louga boobu. Les meilleurs ministres de la santé au Sénégal n'ont pas été des médecins, hein. Je peux les citer. Enfin, ceux-là qu'on a désigné comme meilleurs ministres. Il y a Mamour Diop de Yoff, il y a Abdou Fall de Thiès, il y a Bakar Diaye qui est décédé, il y a Ousmane Ngom de Saint-Louis. Donc, Baraka, les meilleurs ministres de la santé n'ont pas été des médecins, pas du tout. Bref. Maintenant, Rosalie, j'avais dit à la radio que je ne me vaccine pas. Mais je me suis vacciné maintenant avec ma famille. Ah bon? J'ai libéré ma famille. Ah, c'est super. Après concertation. Et on s'est vaccinés. Tous. Tous. Au nom du paradis des formes, je dois le dire parce que j'avais dit à haute intelligible voix que man duma ñàkku sama njaboot tamit duma ñàkku. Mais ça y est. Et c'est fait. Pas pour me justifier. Mais pour montrer que aussi, je ne suis pas de famille, mais je discute avec ma famille, ma progéniture. Troisièmement, professeur Fall, Abdou Salam. Salam, c'est la paix. Donc, tu parles calmement. Moi, j'ai de l'estime pour toi. Par contre, moi, je suis violent. Je suis très violent, syndicaliste invétéré, dur, etc. Je crois que c'est une attitude mogan quoi. Maintenant, au lieu de soigner la population, au lieu de vous activer à soigner la population, vous voulez savoir comment la population vit chez elle. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps, professeur? J'ai beaucoup de respect pour vous. Est-ce que le temps pour un peu, mais c'est normal, la distance sociale. Mais elle est là au Sénégal depuis la nuit des temps. Depuis que le Sénégal est Sénégal, nous avons le Sénégal.
dañoo xamante fii Sénégal alors man Bamba Diop surtout Mbour surtout la Diop direct war ma xepp nga xam ne mu ngi juddoo si beneen kër mais dafa am fii Sénégal ñëpp ñu am xaalis léegi dañoo xepp ñu amul xaalis léegi maintenant c'est le pouvoir de l'argent mais l'assistance sociale professeur Abdou Salam elle est là, elle est perpétuelle, elle existe et elle vit, elle gouverne nous-mêmes. Troisièmement, je voulais dire une chose. Vaccin yi doy nit ñaa ngi daw di xëccoo ay vaccin. Je demande au ministre de la Santé, qui est du même village que moi. Dafa mel ni rëcc na moo nekkoon suñu dernier auditeur dañuy préciser rek ne bu ñu mënee jokkook docteur Badiane bu fekkente ne il est en ligne mu tontu suñu soxna si nga xam ne moom mu ngi doon woote sànq di wax yenn problème yu am ci wàllu vaccination professeur maanaam contre indication yi ndax ku yaramam tàng moom war na def ñàkk te xamuñu lan moo tàng yaramam ndax nee na gis na ci ay nit yoo xam ne dañoo ñàkku mujjee feebar donc docteur Badiane dina ci indi tontu ci kanam tuuti en attendant ñu ñëw ci question wu sëñ bi Thiam ci Malicounda nee na enquête bi professeur Fall kan moo ko commandité finalité bi lan la ak yan recommandation ngeen ci jëlee. Voilà, merci beaucoup maa ngi lay gërëm di aussi remercier auditeurs yi jël parole wax ci wax yu am solo laaj yi aussi. Donc vraiment kontaan nañu baax ci niñ koy xalaatee danañu encourager ci li ñuy yëngatu li am solo nag mooy ci mbirum gëstu yi ñuy def yëpp ci suñu coobare bopp la du amuñu commanditaire ñun ci suñu taxawaay ci biir université yi ci biir laboratoire yi ñun ñoo décider ni bépp gëstu bu ñuy def ci jamono Covid bi danañ ci dugal benn volet boo xam ni dañu permettre ñu mën enquêter ci Covid bi ni que askan bi di vivre waaw donc ñun ñooy dugal ci études yi ñuy def loolu donc loolu rek moo ko waral. Maintenant nag loolu li ko sabab mooy ni ci biir université yi dañuy jàpp ni place su gëstu xam-xam la. te Covid nekk na pandémie bu exceptionnelle bu doy waar boo xam ne bu ñu toppul li muy jur xëy na dina ñun suñu taxawaay ci suñu société dina des loolu moo ko waral maintenant opportunité yi ñuy am par exemple ministère bu enseignement supérieur am na fonds d'amorçage bu muy def maanaam ku bëgg commencer dara mu jàppale la ci par exemple enquête bi ñu def ci famille ak Covid ak bi ñu def ci religion ak Covid ak beneen bi ñu def ci li nga xam ne mooy famille acteur culturel ministère bi am na enseignement supérieur de la recherche jàppale nañu ci financièrement pour ñu mën ko amal et luñ ci jublu mooy observatoire boobu ñu wax fexe ni ñuy toppee mbirum Covid bi au niveau national ñu boole ko ay gëstu ay enquête ndax enquête yi mooy permettre ñu mën wax li ñu gis ci biir askan bi ñu topp ko seet que seetantal ko ba mën ci génnee xam-xam loolu mooy suñu taxawaay am na suñu yeneen collègue yu koy def ci biir Sénégal ci yeneen université yi université Gaston Berger bu Saint-Louis université bu Kaolack université bu Thiès université virtuelle ak ñeneen ñoom ak Ziguinchor ñoom ñëpp ak Bambey ñoom ñëpp ku ci nekk da ngay gis am na gëstu taxawaay buñ ci am ci boole mbirum Covid bi ci seen gëstu yu ñuy mën amal moo xam ñun yu ñuy jot def ak yiy ñëw. am na yeneen yi nga xam ni gëstu yoo xam ni mi ngi ñëw yoo xam ni dinañ ci dugalaale aussi Covid bi pour xam suivre évolution bi mën ci génne xam-xam pour mu amal njëriñu askan bi donc loolu mooy li nga xam mën nañ ko wax ci fànn boobu maanaam li waral maintenant yenn recommandation yi mooy opportunité bu ñu mën am rek pour wax li nga xam ne gis nañ ko danañ ko def
bi ci mujj mooy Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal bi mu wootee dajee ñu waxtaanee mbirum Covid bi ci Afrique de l'Ouest gëstu yi ma wax ni def nañu présentation génne résultats yi ñooy nga xam ne moom ñoo féetee xam-xam ñoom tamit ñu suivre ko ñu dégg ko partager ko discuter ko génne ci ay recommandations yoo xam ni Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal daf koy jébbal gouvernement bi ak état maanaam ministère yi nga xam ni ñoom ñoo ko féetewoo. Donc am na ci yeneen place su waxtaan yoo xam ni danañu weccoo suñu xalaat ak yeneen scientifique danañ ko wékk ci ay études yoo xam ni def nañ ko. balaa ñuy ñëw ci laaju sëñ bi Diop Bamba Sidi Mbaxane professeur Fall danga may permettre ma jokkoo ak docteur Badiane docteur Badiane maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu Rosalie di nuyu professeur Abdou Salam di nga sa invité. di rafetlu waxtaan bi ak liggéey bi ñu liggéey ci Covid bi ak ci vaccination bi. ma fàttali ne moom mi ngi bokk ci comité consultatif pour la vaccination au Sénégal ñu ay experts yi nga xam ne ñoom ñooy joxe xalaat ci mbirum vaccination fii ci Sénégal. waaw très bien docteur Badiane am nañu auditeur bu doon laajte ci wàllu contre-indication yi parce que nee na dafa gis ay cas yu bëri cas yoo xam ne ñenn ñi seen yaram dafay tàng mën nañ ko tuddee fièvre ñu ñëw ñàkku après mujj ci sonn mu bëggoon daal leeral ci yan anam la ñu mën a bañ a jox nit vaccin bu fekkente ne njott nañ ne xëy na feebar na wala yaramam neexul torop. waaw defe naa ne loolu ñuy vacciné ñëpp xam nañ ko maanaam ku feebar da ngay bàyyi ba wér ñu door la vacciner en fait loolu du tax lu ñuy tuddee contre-indication mais précaution la parce que li tax mu koy waral mooy ne ñàkk de yenn saa yi boo ko jëlee da nga am effet secondaire bu fekkee ne nag da nga feebar nga jël ko léegi lépp lu xew ci ginnaaw kenn du mën a xam lan moo ci effet secondaire ak lan la ci feebar bi di indi par exemple li nga wax noonu par exemple xam nga am ñàkk yi am ñoo xam ne bu ñu ko jëndee leen def tuuti fièvre mais su fekkee nga am fièvre nga jël ko fièvre bi di continuer bon kenn du xam ndax yow fièvre bee ko waral wala vaccination bi moo tax ñu ne li gën mooy kooku nga xam ne par exemple am na fièvre mu toog ba fièvre am boobu wàcc ba nga xam ne li ko doon jox fièvre bi dañ na feebar boobu dañ na mu door a jël vaccin bi mais c'est pas une contre-indication absolue mais c'est li ñuy wax précaution la booy gis notice garab yi yenn saa yi dañ la naan la précaution d'emploi donc ci loolu la rek donc li ñu joxe ñun comme directive ci programme bi mooy képp koo xam ne dafa feebar bu ñëwee nañ différer vaccination bi maanaam ñu tuxal vaccination bi ba keroog yaramam di féex su féexee mu mën a jël vaccin. mais xam nañ ne ak rush bi am ci wàllu vaccination bi ñi nga xam ne ñooy administrer ñàkk yi xëy na duñu am temps pour def interrogatoire ki ñëw ndax sa yaram tàng na ndax feebar nga fan yi ñu génn est-ce que da ngeen ci joxe ay directives loolu est-ce que ñu ngi koy topp wala ku ñëw rek ñoom dañu lay ñàkk naka lay demee docteur Badiane. non lii yoon mooy booy ñàkk da ngay communiquer ak ki ngay ñàkk. donc laaj ko ndax amul benn feebar fi mu toll nii su fekkee ne ñàkk bi dafa am ay contre-indication du waxuma sax ñàkk Covid bi mais beneen ñàkk nga laaj ko ndax yooyu contre-indication nekkul ci moom bala nga koo ñàkk et puis soo gisee nit tamit yenn saa yi ci xool nii rek dina xam ndax ku feebar la wala ku wér mais daal lii normal mooy ñu laaj la mais nag yenn saa yi aussi ñu déborder ba du ñu jot a laaj question yooyu loolu moom mën naa am. mais daal règle bi maanaam li nga xam ne moom moo war a am mooy ne ku ñëw di ñàkku dañ laa war a laaj ba xam yow sa yaram yëgoo ci dara wala yëg nga ci dara comme niñ lay laajee ndax da nga am comorbidité wala amuloo ko mais normalement sax buñ la laajee ndax amoo benn feebar duñ la laaj feebar bu chronique wala bu aigu donc si question boobu rek sax nit ki war na ci mën a wax ne ko man de sama yaram day tàng fan yi wala damaa feebar fan yi wala dama diabétique wala nangam ak nangam donc loolu moo war a am mais dans tous les cas moom kii ñàkk moom moo war a saytu ba xam kii muy ñàkk instant bii mu koy ñàkk dara jot na ko wala dara jotu. jërëjëf docteur Badiane merci beaucoup ñuy fàttali ne moom mooy coordonnateur programme élargi de vaccination toujours à notre disposition pour tontu bépp laaj boo xam ne dafa aju ci ñàkk yi ci loolu sax la ñuy des ak contribution bu Ndiaye Front de Terre professeur Fall dégg nga ko parce que nee na ñu bëri dañuy ñurumtu di wax ne vaccin buñ ci daan gëstu dina def ñeenti at wala sax lu ko ëpp donc mënuñu comprendre le fait que
ci kaawu mbas mi ñu toog ci diiru benn at rek gis ci ñàkk ndax moom dafa jàpp ne xëy na situation bee ko waral ñëpp a ci jàppandoo et puis technologie moo avancé lan ngay tontu ci loolu. waaw man di rafetlu xalaat bi di rafetlu aussi li nga xam ne moom la docteur Ousseynou Badiane wax et taxawaayam ci vaccination bi. maanaam daal nu mu koy doxalee daal macha allah am nañ ci yaakaar bu baax ñu ngi ko ci gërëm. pour joxe benn firnde rek ni ñoom ñi ngi def seen liggéey ci alxamis bi ñu di ñëw moom saisir na comité consultatif vaccination moom ak docteur Mamadou Ndiaye ci yeneen vaccin yu bokkul ak Covid sax ni ñu am na ci loo xam ne bëgg na ci am leeral ci comité national vaccination bu Sénégal ñun groupe expert dañuy xooloo daje. ci loolu mu demandé ñu jox ci suñu xalaat. donc ñoom ñi ngi def seen liggéey daal macha allah donc dañ koy encouragé ci loolu am na it beneen mbir bu ñu dugal bees maanaam xam nga vaccin bi dañuy wax ñu bari dañu xalaat nit ñi accepté nañ ko wala accepté wuñ ko dañuy amal gëstu pour cette acceptabilité sociale u vaccin bi. ñu demandé ñu suñu laboratoire ñu gëstu boobu fii biir Sénégal ñu wër yëpp seet nit ñi ñan ñoo ci am réticence lu ko waral ñan ñoo ci am xalaat ban xalaat li ñu am ci vaccination bi yooyu fànn yooyu day wane nu ñuy yaatalee liggéey bi ci ñëpp ñi nga xam ne scientifique la ñu mën apporter seen contribution te du réew yëpp ñooy doxalee noonu moo tax ñu leen ci gërëm di leen sant loolu mooy permettre ma wax ci doyen bu Ndiaye bu Front de Terre ni wax na dëgg dafa mel ni mbas mi Covid bi le monde était aux arrêts lépp taxaw avion yi dawatuñu woon hôtel yi tëj université yi tëj école yi di fonctionner à distance par internet ak yeneen lépp arrêté loolu moo waral ni économie ni mu taxawee moo tax li alal yu vaccin yi laaj ñu joxe ko loolu mooy ci benn la ci favoriser li nga xam ne mooy accélérer processus vaccination yi maanaam li ñuy inventé vaccin yu adapté ci mbas mi ñaareel ba mooy technologie aussi dafa évoluer science ci boppam dafa évoluer li nga xam ni daf daan am juróomi at léegi mën na am ci at yu gën néew donc li ñu effort bi ñu def ak mbas mi lu mu laaj moo indi ñu accélérer effort ba indi vaccin yi bare ci monde bi mais terewul nag vaccin bu ci nekk diñ koy seetantal que bala muy dugg ci biir Sénégal ñu koy proposer à la vaccination. donc loolu mooy wax na dëgg maintenant li OMS wax terme infodémie maanaam wax yu dul yoon yooyu dafa law bare ba nga xam ni moom ci boppam épidémie la waxin bu dëng boobu bare na barewaay ak fi muy jógee bare na ba nga xam ni ñoom noonu ñu loolu moom tamit épidémie boppam la moom la ñuy wax infodémie donc loolu il faut ñu jàkkaarloog moom mooy ñi nga xam ni yàlla may na leen ñu féetee ci xam-xam ñu jàkkaarloog askan bi di wax ci li ñu xam waxuma rek ñuy wax nag di wax sànni ñuy wax ci li ñu xam li nga xam ni seen matière la ñun ñi boo ñu laajee li nga xam ni ëllëg gis nañ ko ci acceptabilité parce que suñu matière la dañ ci mën wax li nga xam ni am na impact Covid ndax sociologie ci mën na yëngatu ci loolu aussi danañ ci mën wax boo laajee ñeneen ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci socio-anthropologue lañu mais dañuy topp épidémie bi ñoom tamit danañ mën wax ci ni ñu toppee épidémie bi ak it lu mu jur donc loolu mooy li doyen bu Front de Terre wax maintenant bu ñu jëlee doyen Lat Dior Diop
ah moom de yaakaar naa ne dañuy kontaan bu baax ni moom ci boppam position évolué na. te fii la ko waxee woon sax ci Allo Docteur fii la ko waxee woon. woote woon na ne moom du ñàkku njabootam du ñàkku. waaw te il a ses raisons. te léegi ma dégg ci waxam. mu nit moom waxtaan na ak njabootam. c'est très important. comme distance sociale bi amoon na ba génération yi du ñu wax mais moom jéggi na loolu ba léegi mi ngi wax ak njabootam. xam nga loolu am na solo trop. loolu kay doyen loolu moom déggoo nañ ci maanaam gëstu moom comme ñun yàlla deful ñuy faj am médecins yi ak infirmiers yi sages-femmes yi pharmaciens yi ñoom ñoo féetewoo loolu ñun ci wàllum gëstu ak topp mbir mi mooy suñu liggéey kon kay loolu su fekkee du ñuy gëstu fan la nit ñi toll ak Covid bi loolu kay mënul nekk perte temps parce que bu ñu toppee ci suñu wàllum sociologie ñeneen ñi topp seen wàllu médecin ñeneen topp seen wàllum yeneen façon faj yi loolu yëpp day converger ñu gën mën xam nan li ñu doxalee pour mën vaincre pandémie bi nga xam ni moom mooy Covid-19 bi donc loolu doyen yaakaar naa ni plus ñuy gëstu di yaatal xam-xam bi plus société bi di gën bénéficier wu ci loolu. donc aussi ma profite gërëm aussi doyen El Hadj Gora ci ni mu ñu encouragé ak it xalaat yu rafet yu mu wax loolu yëpp dina tax ñu gën sawar ci li nga xam ni mooy mission bi ñu peuple bi sant mooy gëstu ci wàllum université yi pour indi xam-xam yuy permettre ñu mën évoluer. léegi am na aussi beneen laaj bu monsieur Thiam laajoon yaakaar naa ni jot naa ci tontu recommandation yi daal mooy li nga xam ni moom li ñuy waxtaanee ci place yi nga xam ni sociologue yeeg anthropologue yeeg spécialiste sciences sociales yi danañ ci am accès pour mën wax li ñuy jot gis li ñuy jot observer ci biir li nga xam ni moom la pandémie bi di révéler. te am na ci benn fànn bu am solo mooy lan moo soppeeku ci lan la pandémie bi soppi ci su doxalinu askan bi loolu aussi xam naa ni buñ ci eggee danañ ci mën waxtaan parce que gis nañ ni maanaam pandémie daal nekk na alerte bu am solo ba nit ñi gis nañ am na yu bari yoo xam ni diñ ko daan jëgaani te mënal nañ ko seen bopp ñu war ci taxaw nag léegi te xam naa ni investissement yi public yi xolo am dina gën orienter nit ñi ci wàllum ni ñuy financer la recherche pour que recherche mën produire les connaissances yu mën permettre ñu mën réaliser transformation yi suñu société yi. Professeur Fall waxtu wi jot na ba pare mais est-ce que di ñu mën a wax ndax yan à part bi nga wax léegi yan mooy seen perspective de recherche yoo xam ne c'est lié un peu ak mbas mi di Covid-19 fii Sénégal. waaw léegi xam nga par exemple bi ñu defee gëstu ci acteurs culturels yi. gisoon nañ ni acteurs culturels yi boo jëlee téeméer. lu tolloog juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wax nañ ni ñoom am nañu perte yoo xam ni pandémie bi moo ko waral xam nga loolu day firnde ni acteurs culturels yi mbir mi impacté na leen. nga jël PME yi boo gëstu bi ñu def ci 5 régions yi foofu aussi perte yi. dafay toll ci juróom-benn fukk juróom-ñeent fukk laa bëgg wax ak ñaar ñoo xam ni ci téeméer wax nañ ni am nañu perte quelquefois sax dafay dem ba fermeture ci entreprise yoo xam dañuy taxaw mënatuñu nit ñi fay liggéey mënatuñ fa ñëw activité arrêtée ci 5 régions yooyu kon xam nga ni nërmeelu nañu loolu il faut que ñu jàpp ni perte de revenu yu muy entraîner faillite ak liquidation entreprise yooyu
loolu aussi perte la bu am solo. te dina répercuté wu ci suñu économie. dafa répercuté maanaam ci économie bu lu bari sax ci biir loolu ci Ziguinchor la Sédhiou Kolda Kédougou ba Tambacounda te boobu ci avril ak mai 2021 bi la ñu def gëstu boobu gis ni lu toll ci 92 wala 93% ci entreprise yi nërmeelu nañu donc loolu aussi nekk na impact yu doy waar ci yoo xam ni Covid bi moo ko indi te loolu buñ ko gëstuwul duñ ko mën xam mooy loolu gis nañu aussi ni entreprise yi nga xam ni daal ñoo gën góorgóorlu ci Covid bi gën supporter Covid bi mooy ñi nga xam ñoo gënoon évoluer ci li ñuy wax digitalisation numérique bi daal ñi nga gënoon avancer ci numérique bi ñoom ñoo gën a kii ndax numérique bi xam nga mën nga toll fu sore nga continuer yor sa liggéey waaw moo indi télétravail bi aussi donc ñi nga xam ni gën nañu mën pratiquer télétravail loolu moo ko indi woon gis nga aussi ci wàllum transport bi changement yi mu indi léegi gis nga dëkk bi nu mu baree cag-cag nit ñi léegi boo mën nga toog sa kër nga yebal xale mu demal la marché indil la defal la say course defal la say course loolu aussi xam nga ne am na solo ci changement yi la daal bien que même transport u marchandise yi transport yu bëri calèche yeeg yooyu yëpp gis nga nu mu gënee bare donc loolu ay changement la maintenant ay changement positif mën nañ ko tuddee impact positif waaw mën na nekk ni daal ay ajustement la yoo xam ni nit ñi def nañ ko maintenant nag il faut surveiller lan lay jur leneen waaw il faut pas mu wàññi emploi yi il faut pas non plus mu nekk loo xam ni day indi par exemple deux roues yi buñ ko réguler wul accident yi gën bare loolu aussi baaxul ci askan bi donc loolu aussi jar na topp daal recommandation yi daal mooy li ngeen doon wax sànq mooy li ci jiitu nan la ñuy fexe ba plan de communication bi bu ñu defee bilan daal ñu favoriser communication boo xam ne moo gën fluide nu mu gënee fluide rek moo gën ni mu gënee jàppandi aussi ñu renforcer li ñuy wax engagement communautaire maanaam nit ñoo xam ne dañuy soqeekoo ci askan bi yor baat ci askan bi ni ñuy fexe ba lëkkaloog ñoom loolu nag liggéey bu am solo la boo xam ne aussi war nañ ci taxaw beneen bi mooy li nga xam ni mooy wareefu nguur yëpp mooy ñu gën investir nag ci santé bi ak éducation bi ak social bi daal waaw parce que boo seetee nguur yi seen liggéey am na solo trop li ñuy def mais boo toppee ñi nga xam ni ci enquête bi ñuy def dañuy def enquête ci 2019 juste avant Covid bi am ñu laaj famille yi ñaata ñoo ci 16000 ménages ci biir Sénégal ñu laaj leen ñaata ñoo ci am système protection sociale mais 18,5% ñoo wax ni ñoom am nañu forme de protection sociale ak différentes formes de protection sociale boo mën jàpp rek mi ngi ci biir 18,5% yooyu loolu xam nga wane na effort yi ñu def mais li des bare na donc ñu mettre accent bi daal ëllëg ci investissement yi nga xam ne dina mën permettre infrastructure santé yi dootul néew comme ba nga xam ni pandémie bi nu mu réeree du tere infrastructure sanitaire di mën recevoir les malades loolu bokk na ci dignité humaine bokk na ci taxawaay boo xam mooy jox légitimité état donc loolu nekk na ay investissement yoo xam ni daal am na solo ñu war xalaat pour ëllëg ba nga xam ni district de santé yi dina am les ressources nécessaires personnel de santé bi aussi danañu am l'accompagnement financier qui leur permet de s'engager définitivement pour que ñu éradiquer ci maanaam pandémie Covid bi. jërëjëf professeur Abdou Salam Fall may fàttali ne yaay coordonnateur laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales may jaajëfal auditeurs yi nga xam ne contribuer nañu wala poser question ak ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon may nopp nag di leen jox dig daje talaata ci beneen thème ci émission Allo Docteur.
man tamit maa ngi lay gërëm di la remercier ni nga ma dalalee ndax sànq yaa ngi laaj information yi ñu gëstu ndax danañ ko partager xam naa ni bii cofal niñ leen tuuti rek ci li ñu gëstu mais du ñàkk ñu am yeneen jetaay pour que sama yeneen nawle yi nag nga xam ne ku ci nekk benn branche boo xam ne yaa ko yor ci wàllum famille maanaam impact famille impact acteur culturel impact ci société bi ci religion ñooñu ñu mën ñoom tamit jot ci xalaat bi pour mën yaatal seen gis-gis ak seen xalaatu bopp ak seen recommandation yu ñu am yu ñu war partager ak askanu Sénégal maa ngi leen di remercier maa ngi lay remercier ci sa invitation bi. jërëjëf professeur di remercier suñu technicien Pape Abdoulaye Dieye. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur.